loolu moo am foo mën a doon boo gasee nga indi château wala nga def forage tamit boo paree da nga koy jébbal état def na ay lëkkaloo yu mu def ak ay Aquatech ak yëpp hydraulique am na fi Sen'Eau am na fi yëpp am na fi pour ñu mën a dem di fayeeku nit ñi ñuy jënd ndox dama leen ñaan du ma ci dellu si waat nu mu gën a yombee loolu la ñuy ñaan am na ay convention yoo xam ne que état am na ko man xam naa état xam naa nan lay doxee ay convention yooyu xam ne état am na ko ba nga xamee ni que ci biir réew mi wax yi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk ci biir réew mi am nañu ay possibilités yooyu nag laa bëgg ñu jàppale ci population mooy maanaam di leen informer ndax ku mësul fay ndox nga indil ko facture faaw nga préparation bi bëgg naa ko xam ni ñuy préparé parce que fii réew mi bëgg naa ñuy préparé nit ñi ndànk-ndànk naam dañu war a fay waaye ñu préparé leen mu bañ subit ñu préparé leen bu baax a baax ñu xam ñoom tamit ñu mën a sakkanal ndax du rek da ngay ñëw ubbi ndox mi di rogalaat nga ne dama fay dara loolu amul fenn kon nag loolu bëggoon naa aussi population bi xam ko direction hydraulique xam ko Aquatech xam ko mu am communication bu am seen diggante ak population bi te ma koy yëg may maanaam ñun ñu koy yëg suñ ko yëgee je pense que mën nañu gunge population bi ba loolu mën a yegg si ndànk-ndànk mën a jël ko mu nekk réalité ndax lu nit miinul doo ñëw rek tàgg ko di loolu laa doon bëgg a wax di leen gërëm di leen sant di leen wax daal xam nañu li ñu war ci dëkk bi lii ñuy def daf ñoo war lii ñu war a def it